كل الكروب تفرج عليه مع آل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يأتي بأهرجا ديارك من الكون هل يتفرج ومن خيرك جاري بهار تموج سيدنا محمد الفاتح لما والقاتم لما سبقنا وهادنا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين صوى. الحمد لله على الإطلاق والعبد لله قديم الباقي ففي الجمال والجلال حمد وفي الكمال مظهر وعبد في الفرق والجمع نقول الحمد ومنتهى الجمع نقول العبد. ترى أن هذا العبد غيب إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلتي مولانا سنغ أبو بكر برهام جاي. mbokk yi ci yàlla mbokk yi ci islaam mbokk yi ci iman mbokk yi ci ihsaan waaye mbokk yi ci ihsaanul ihsaan ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant boo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ndax ke ñuy sant noonu la toll dama yàlla amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yàlla moomu nga xam ne moom la ñuy sant nag li waral cant gi lenn rek la yàlla moo ñu wax ci alxuraan ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee ma dolli leen wala in kafartum in azabi la shadid bu ngeen wéetee soo mbugal métti na ci yéen. saxaaba yi toog ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko dégg nañ yàlla ne bu ñu santee mu dolli ñu bu ñu wéttee mu mbugal ñu dañ la doon laaj lan moo jegalante sant ak wétti ba yàlla indi sant ak wétti ne bu ngeen santee ma dolli waxut ne bu ngeen santul ma mbugal waaye daf ne bu ngeen wéttee ma mbugal biñ laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne taxaddusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun yonent bi ne na nga waxtaanee xéewal gi la yàlla defal mooy sant ko noppi bañ koo wax rek loolu mooy kéefal noppi bañ a wax xéewal gi la yàlla defal loolu rek mooy kéefal moo tax ma ne kon buñ déggee loolu te dégg tuuti diina ne yëg ne xéewal gi la yàlla defal mooy sant ko noppee ko mooy kéefal yàlla waxaat ñu ci beneen aaya laqad manna Allahu ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasula yàlla nee na defal naa xéewal li gëm yàlla ba ma yónnee ci ñoom ab yónent kon xéewal li gën ci xéewal yi yàlla di def mooy ñëw yónent yàlla Muhammad ci suñ biir kon lii mooy xéewal bi xéewal boobu nag yàlla nee na sant ko moom mooy li nga xam ne boo ko defee mu dolli la weddi ko mooy nga noppi ci loolu moom day indi mbugal ma ne kon ki wax ne gàmmu bi daala dafa xaraam ak moom kan moo gën a def lu xaraam ki ne sant xéewalu yónent bi ñëwee ci ñun loolu la ñuy gàmmul ak ki ne dama ci noppi du ma ko wax kan moo nekk ci kéefar kon ki noppi xéewalu yàlla gi te moo yónent ba ne du ko gàmmul kii moo nekk ci kéefar moo tax bëri na day sàll
ku yaakaar ne sa pas-pas bi pas-pas buy jëriñ la fekk pas-pas bu lay delloo ci kéefar la kon loolu nag moo tax jotaay bi jotaayu sant yàlla la lan moo tax mu nekk jotaayu sant yàlla ndax li fi teg nit ñi mooy sant yàlla sant yàlla lépp lu yàlla am lu muy jox jaamam yi li ci gën te mu gën koo fonk ñu war ko sante moo ñu fàttaliku yàlla te bañ koo fàtte washkuru lii wala takfuruni sant leen ma wala mu ne gërëm leen ma te bu leen ma weddi bàyyi su mu ne mooy nga sant yàlla te bañ koo fàtte fàtte yàlla nag mooy waxtu woon noppee ci xadara yàlla bi rek fàtte nga yàlla waaye waxtu wooy wax xadara yàlla bi foo mënta nekk yow fàtte woo yàlla moo tax loolu am na lenn ci nit ñi lu ci xaw a fàttu ci dégg-déggin ba tax ñuy jàpp ne maanaam noppi ci xam-xam bëri xam-xam te noppi loolu mooy tekki nit ku mag ku bëri ku am xam-xam di ko wax ñu ne loolu day tekki ne amoo xam-xam ñi xam duñ bëri wax déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wàccee ci jamonoom bi mu fi ñëwee ak bi muy dem di ko yàlla yónnee bi muy dem mat na 23 ans li mu wax ci ay hadis man na ay millions yu hadis diiru 23 ans yonent bi wax na ay hadis ay millions yu hadis te bul fàtte ne alquran yi moo ko wax nag alquran yi moo ko wax nit ñi waroon yeewu rek ci yeneen bi ñëw ñu ne alquran moo ko wax waaye waxu yàlla la hadis moo ko wax waaye waxam la hadisul qudsi moo ko wax waaye yàllaa ko wax mu nettali ko te benn làmmiñ mooy wax fii rek doyoon na àdduna bi yëpp yeewu xam ne làmmiñ liy wax bu àdduna yeewu woon bu àdduna yeewu woon bu àdduna bi yeewu woon ba xam làmmiñ bii wax ak fan la taxaw bu muy wax rek ñu bari dañu noppalu léeg-léeg moo tax nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina wax hadis ngay firi hadis bi fekk xamu fu yonent bi taxawoon bi koy wax réerée bi nga réerée fan la yonent bi taxawoon bi koy wax mooy waral boo firi hadis bi juumloo hadis bi juumaale yow léeg-léeg ngay nettali waxu nit yàlla mu Cheikh Ahmad Tidiane ñàkk a xam bi nga ñàkk a xam fu Cheikh Tidiane taxawoon bi muy wax mooy waral boo waxee ni nga firee am ni mu doonee wuute waaye léeg-léeg nit ñooy réeree waxu Baay Ñas ba nga xam fu mu taxawoon ba nga xam ne bu waxee ak yow ni ñu koy déggee day wuute fekk Baay Ñas bi muy wax xamoo fu mu taxaw moo tax ne ñu ne comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax hadisu nabawi moo wax alquranul karim moo wax hadisul qudsi ci benn làmmiñ la balee kon boo toogee ci aalam bi dégg nit ku toog di wax ba pare bi mu waxee ba pare ñu ne kii day waxutoon waaye xalifa yàlla moo doon wax te nit ngay gis da ngay fàtte ne làmmiñu xalifa yàlla la yoroon bi muy wax ak bu génne ko nga fekk ko fee fekk muy waxaale benn oto nga fekk ko nag xalifa yàlla buy waxaale oto da ngay réeré ne fii nag làmmiñu businessman mooy wax loolu la nitu àdduna bi war a xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay waxam yoo xam ne bu ñu ko nettali woon da ngay xam ne rek daf doon wax solo fam toll solo ak ña muy waxat yonent bi génn na ci juma këram jëm ci jumaam ji iblis mi ngay dégg seytaane mi ngay dégg yonent bi dajeeg moom poñe ko mënute ko iblis mi ngay dégg yonent bi dajeeg iblis poñe ko mënute ko comme ni ñuy def sàcc mënut yonent bi dafa nekk def mënute iblis dugal ko ci biir jumaa ji yeew ko iblis ak ni mu mën a yàq iblis ak ni mu bonee iblis ak dundam gi nekkam ci kaw suuf ni mu yàqoo wax dëgg yàlla iblis moom éliminé ko rek moo gënoon ci bi yonent bi mënute iblis dafa dugal moom ci jumaa ji yeew ko posé ko question iblis mu ne ko wuy naa la mu ne ko looy def fii mu ne ko yàllaa ma yónni ngir nga laaj ma man sama problème nekkul iblis li wax mooy sama problème mooy kon iblis nekk ci yónnent yàlla yi la bokk iblis yónnentam yàlla la iblis yónnentam yàlla la pourtant hadis ñëw na ci
xadis ñëw na ci yonent bi moo ne yàlla yónni na ma jox ma njub may jubal nit ñi waaye nag moomu ma ci njub gi dara bu ma moomoon ci njub gi dara kenn du jubal ñëppay jub yàlla yónni na Iblis jox ko muy réeral waaye moomu ci réeral bi dara bu moomoon réeral bi kenn du jub ñëppay réer waaye nag moomu réeral bi yàlla moom réeral bi kon Iblis yàlla ko yónni kon Iblis yàlla ko yónni moo tax nekkul ku ñëw ne la missionnaire laa rek tax na mission bam ko laabu am na bi nekkul ku ñëw ne la man ambassadeur laa kii nga soit ambassadeur loo mën a doon nag bu fekkee wooteeloo diina ambassadeur Iblis ak noonu nga mën a tuddee ak foo mën a toog loo mën a produire ci àdduna bi te li ngay woote jëmut ci diina ambassadeur Iblis koo mën a dimbali ak loo mën a tabax tabaxal junne juma tabaxal junne jàkka te fekk yaa ngi woon ni di leen réeral Iblis la am na jàkka yoo xam ne dañ ko war a sotti essence taal boo ko amee julli ñu am problème yonent Yàlla Muhammad def na ko daane jàkka soppi ko sën bu ngeen di fa tuur bari taal jàkka ja problème bi nag jàkka ji la mooy ban pas-pas lañ tabaxee jàkka ji yonent Yàlla Muhammad masula diraar ba Abdoulaye ibn Ubay Musa lu jiite woon te dañ ñëw ne yonent bi dañ lay laaj ndigal suñ diggante ak seen jumaa ji dafa sori léegi nag dañ bëggoon tabax jumaa ñun di fa julli di fa jaamu yàlla ndax sedd bi ak am na mag yoo xam ne bëgg nañ ñëw ci jumaa ji mais mënuñ ko yonent bi jàpp ne loolu jox leen ndigal ne rek kon tabax leen jumaa ñu tabax jumaa fekk jumaa ji ñu ngi ko tabax uniquement pour mu nekk benn camp boo xam ne am na loolu l'islam bu war a jóge fee ñëw xeexal leen pour ñu war koo dalal ci jumaa ji mu nekk base jumaa ji pare yonent bi waaj kala tabu ànd ak gars yi dem tabu nit si ñu ne ñëw ne ko dañ bëggoon ne ubbi ñu suñ jumaa ji indi kirantu ko yonent bi waaj ba dem yàlla yónni Jibril ne ko dama ne yonent bi gars yi ak seen jumaa jooju ñuy préparé mu bum fa bëgg faa dem di fa julli bu fa tànkam tege jumaa ji moom bu waxee ndax lu tax mu ne sosuñ ko ci ragal yàlla sosuñ ko ci bëgg yàlla sosuñ ko ci jaamu yàlla waaye dañ ko def pour lan mu nekk daluwaayu yéefar yi mu nekk jumaa joo xam ne dafa bëgg a empêcher nit ñi pour buñ ñëw ci sa jumaa ji kon jumaa ji empêcher jumaa dañ ko war a màbb xam nga loolu mooy def borom xam-xam buy empêcher nit ñi ñu dem wuy ci xalifa yàlla dañ leen war a éliminer képp ku wootee ne borom xam-xam la foo mën a toog bokk foo mën a dégg waaye nag ngay tere nit ñi ñu dem ci njub gi dañ la fi war a jëlee yóbbu la ca église ba nga jiite foofu génn jumaa ji kon loolu moo lay jàngal ne diina dafa may norme gis nga ciment bi tabax jumaa ji moo tabax baar bi moo tabax taasin bi problème bi nekkul ci tabax bi yow ma fa nekk la tuddal Muhammad tuddal Abdullah tuddal lu nekk mais lan moo nekk ci yow léeg-léeg nga dégg ñu perte ci jullit ñi ñu riiri seen dina naan affaire bi daal xam nga lan la mooy daal kenn ku nekk yàlla ko yàlla fay xolam bu sa xol baaxee rek maanaam loolu moo am solo lépp lu nekk ci xol bu baax feeñ ci yaram bu baax lépp lu baax ci xol feeñ ci jëf lépp lu baax ci xol feeñ ci wax mais bu ñu nax munoo wax lu bon jëf lu bon di ànd ak ñu bon bëgg wax ne sa xol baax na ban xol baax c'est impossible baax yow nekk ci lu bon ñu bon ngay àndal su bon ngay fekkante ne en tout cas sama xol baax na lan mooy xol bu baax lan mooy sa xol baax li nga wane nii noonu la sa xol bu mel man seet Touré mu ne gis nga téléphone bi sa téléphone bu batterie bi di wàcc jarul ubbi batterie bi seet xoolal écran bi rek écran bi moo laata batterie bi wàcc na bu téléphone bi amal problème loo ci mën a xam jarul dugg ci biir moteur bi ci écran bi nga koy xam xam nga loolu la nit ñi la ca xol ba mooy moteur am xool ko ci image am la feeñ nii lii mooy nekk ci biir lu ne mën a waxu dëgg kon bu ñu wax ne mbir mi xol bu baax la xol bu baax buum mooy feeñal jëf yu baax kon adduna bi ñu nekk tamit nañ xam li ñu tax a jóg xam ne sa jàkka ji sa jumaa ji sa jaamu yàlla gi lu mu rëy rëy waaye sa xol bi lan moo ci nekk sa iman bi lan moo ci nekk ban pas-pas nga am ban jaamu yàlla ngay jaamu yàlla aussi ci lan ngay dox yow loo
àdduna tabaxal junne jumaa tabaxal junne jàkk te nekk kàccoor amul njëriñ nekkal imam jubadi di jiite waaye man ma jub te julli ci sa gannaaw taxamat du am julli yow nga nekk imam bi jubadi man ma julli ci sa gannaaw taxamat du am julli waaye tamit nag boo nekkee imam jub man ma jubadi julli ci sa gannaaw taxamat ma julli kon problème bi nekkul ci ñi lay àndal moo tax ma baax ñii ànduma ak ñoom moo tax baaxuma lan mooy problème bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wañu wax ci alquran ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yonent boo ko ci hadis jazakumullah hadis boo xam ne muslim la hadis boo xam ne saxiix la yonent ne man tashabbaha képp kuy imité di niru bi qawmin ci communauté bu mu mën a doon mbooloo mu mën a doon benn nga sol seen njëre wala nga teg seen drapeau wala nga sol lu mën a doon foofu ba yow minhum ca ñëw leen amul taal bi leen moo ko foofu woon kooku minhum ca ñoom la problème bi nag mooy Sénégal ñoo war a xam suñu bopp xamul dañu war a xam suñu bopp nañ assumer suñu responsabilité ban borom xam-xam moo fi nga taxaw ci Sénégal ñu laaj ko ci musique mu ne dafa xaraam dañuy daw musique boobu ñu yor moo jur leneen ca musique lañ waroon commencé yàlla ne wa shu'araa yattabi'uhum ghaawun dama koy benn dama koy ko si wa shu'araa xam nga mooy lan musiciens yi am na yattabi'uhum am na yattabi'uhum ñaari riwaay yàlla yattabi'uhum seen accompagné ñi leen accompagné al-ghaawuuna moo ñu sànq ñu perte ñu dem seen tekkul dara bon xaaral kon yàlla na tax am dara xanaa xooloo rek gisoo am na mu ñoom musiciens yi ak ñi ñuy àndal ci kulli waadin ci bépp milieu boo xam ne milieu tànku dara yéex yi mu ne boo demee fekk ñoom ñi gën a sant fu ñuy bëree ñoom nga fay fekk fu ñuy yàqoo ñoom nga fay fekk fu ñuy trafiqué ñoom nga fay fekk fu ñuy mandé ñoom nga fay fekk ñii jaay seen bopp ñoom la ñuy fréquenté ci kulli waadin yéex yi moo leen ko soo riir boo xalaat ci seen milieu nga ko fekk te puis yow am na ma dañoo yaquluuna dañuy wéy maa laa yaf'aluun luñ jëm yaquluuna dañuy wéy maa laa yaf'aluun bokkut ak li ñuy def kuñ tuumaal doomam mu ne ku bëgg na nga jël sa doom yi boole koog sama doom yi jëlee sa doom yi jigéen yi boole koog sama doom yi yóbbu leen sànni kon ñu jaaro du ko moo fi woon ne jigéen warul fooy boppam kooku moo wax ne jigéen warul fooy boppam te mooy jigéen ñi ñu boole seen doom ju jigéen te doomam yi sànni xanaa waxutoon ne jigéen warul fooy boppam est-ce que mu ngi koy gëm na borom xam-xam yi ñoo war a dellu ci seen xam-xam borom xam-xam ñoo war a wuti xam-xam baa ngi sooxoon na ko fii problème bu di am lépp borom xam-xam ñoo ko yóbbu ñu bëri ñuy wax xamuñ dara tous lañ xamul nañ dem jàngee lii la baa ngi sooxoon chaque jour nga dégg ñu ne xalifa baa ngi ne la waxum dëgg xalifa am foofu wala xalifa dara ki gën a bunkal Sénégal ki gën nga ne ñu tuddee ko sëriñ baa ngi ne la xamul dara dégg ne ñoom ñu war a defoon ni ñu wax ki gën a bunkal Sénégal ki gën a ngam ne ñu tuddee ko borom xam-xam baa ngi ne na dara xamu ko jaay te mu teg ci défi ne da wax naa ko ne ñëw laaj ma la bu ko waxoon balaa ba seen ma fëgg sa buntu man wax naa ko ne ñëw laaj ma te keneen ku ko waxoon ma fëgg sa buntu de balaa kon problème bi mooy lii ñu dal jullit ñi lii dal l'islam du problème qui que soit problème ñii woote wu l'islam parce que amuñ xam-xam xamuñ dara kenn ku nekk yaa ngi defar sa askan kenn ku nekk yaa ngi defar sa deret kenn ku nekk yaa ngi defar kër nga nga dëkk boo laalee kër ga mu jóg boo laalee l'islam mu nelaw ay na tas bu xam ngeen ci kon ala kulli haal ñu ngi wax ne nit ñi jotaay bii tey wallahi alazim bu nit ñi bëggoon ñu rek fii kenn waru
jotaay boo xam ne ay xale yu ndaw la benn jaamu yàlla defar di leen waxtaan loo xam-xam yoo xam ne kenn mënu koo wécc boo leen toppee doo gis ñoom dara la si toppee yi fa la coow ëppee fa la tuuma ga ëppee fa la xaste ga ëppee buñ gisee ngay ànd ak ñoom sax ñu kontu waaw léegi lu nit ñi bëgg man lu nit ñi bëgg mooy sama bopp ñoom daal dañ bëgg nit ñi di ñu bëgg rek nañ dellu ci yàlla bàyyi gis nga li ñuy métti nii niñ koy xeexee du loolu kenn ku ci nekk gérer yow sa kër ak sa njaboot kenn ku nekk defar leen wan leen ki leen war a defar ba yeew boo leen wanee ki leen war a defar ba yeew yow da ngay tas kaamil fii Sénégal tas kaamil juróom fukki nit toog juróomi nit ñoo jël jukki ñee gën a duñ jël daal te musique bu génn mokkal nañ si kër journal bu génn ñu lire foo leen fekk ñu ne gàddu journal temps bi ngay def ci journal chaque jour boo ko doon def ci jubbi alxuraan bii lay balaa rek un an nga mokkal juróomi saa fekk man mu toog si ñu tasaare jubbi nga naan man moom jàng moom xanaa déggoo yëpp dëgg tala mu ne aaj mu neen mën di ilal lë yonent bi ne sàkku xam-xam berso bi la commencé berso bi ba ca balankaar bi lay suule ci nga naan man je suis troisième âge man troisième âge la man moom jàng moom jàngu wees dama jàng loolu yëpp problème bi ñu ko yóbboo mooy 99,9% ci ñiy wax xamul dara bëgguñoo 99,9% li wax leer ci li ñuy wax dara lañ ci xam kon nañ dellu ci xam-xam nañ dellu ci njub nañ dellu ci yàlla kon lii mooy sababu jotaay bi mooy jaamu yàlla bii ñu àndal lii mooy mission ku lay laaj mission Samy Ndiaye la mooy li ma fi wax du leneen leneen loo mën a déggee yow yaa ko dégg ñëwal vérifier ko amu fi lii moo fi dégg gi ñuy wax nag ñëw dem ko waaye nag kenn du ko teeram li ñuy wax ni neexul te waaye kenn du ko teeram moo tax mu ne bul xeex Samy Ndiaye ñaata Samy Ndiaye nga war a éliminer pour Samy Ndiaye fay kii dafa produire même xoolal ñun ñëpp bu ñuy effacé woon ci jaww ji li mu waxal nit dina wadd ci garab mais nit lekk ko sëy ko jur ci doom di juddaat di wax kon ala kulli haal li ñu wax ne jotaay bi nii moo ko tax a jóg mooy wax nit ñi wax leen programme jamono ak li nga xam ne moo réeral nit ñi ku ci bëgg a mucc wutil xam-xam ku ci bëgg a mucc wutil njiit wutil sëriñ c'est pas n'importe quel sëriñ c'est pas n'importe quel sëriñ wutil sëriñ ngeen nga wax sëriñ bu am soobuwaay yi nga xam ne boo àndee ak moom da lay musal ci alakande yóbbu la ci yàlla lii lañ soxlaa sëriñ yóbbu ci yàlla doo xam alquran du jàng fekk du jàng naw yóbbu ci yàlla mooy jege yàlla xam yàlla doon yàlla du la ne ñu ngi wax ne ñu ngi yebal ci kàddu yi di wax ne ñu ngi ubbi jotaay bi ci ko ki nga xam ne mooy président jotaay bi moom moo ñëw président daayira bi da Abdoulaye Diallo wala Amadou Diallo moom moo ñëw sànni ay kàddu gërëm mbooloo bi su ko defee en attendant discours yi balaa timis ñu taxawal julli timis bu ñu jullee timis door a dugg ci waxtaan yi ñu wax ne wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf Mawlana Sall Barham Ndiaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام في تصارف الأواني من سوات سات تطرى نحو تاها ما كفاني ثم هذه وسهابي سارمو وصل القواني موكي يالا موكي إسلام mbokk yi ci iman mbokk yi ci ihsaan waaye mbokk yi ci ihsaanul ihsaan ñu ngi nuyu képp kenn ci ñun turam ak jëmmam lu waral lool Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ak Kaolack moo ne litihaadil ismi wal musaf loo gis dafa bennoo ak li koy tudde ñu ngi ndokkeel mbooleem koo xam ne dagg nga man di ñu teew fii li fii jëlee rek mooy xam-xamu islam ndax islam ki mu wàcc mooy Seydina Muhammad ki nga xam ne mooy Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ak Kaolack bàyyi moo ne kullu rasuli naay waxan nabina wal axiru maktuumu huwa muqaddam mboolem yónni bi naayam ne ci Seydina Muhammad waaye nag yéen ne wal axiru moo mucc
wa maktuumu murtad fa huwa muqaddamu mooy kilifa lii ndax dañ koy bàyyi wax bi nii wala dañuy wuti ku leeral wax ki toog muy Sangi Njaay ñu laaj ko lan mooy ki njëkk ak ki tëj ak ku mujj mu ne pepp dugub bi nga jël def ko si suuf pepp dugub ba mooy njëkk mooy asal bu yenoo muy asalul asal bu génnee bu tojee muy asalul asal kon kay kullu rasulin naa'ibu an nabiyina fa wal aaxiru maktuumu huwa muqaddam léegi dundoon gi bu ñëwee ci abat kooku mooy misaal islam bii jaase leeral tey waaye gannaaw bi bu ne tëll kooku mooy li ñu war a waxtaane muy tariqa tijaan yi waaye bu génnee mooy seex al islam te mu ngi ci biir thème bi waaye bu bépp boo feeñee kii waxtaan thème bi boo koy waxtaan kooku mooy maanaam sax Babacar Kebe léegi nag yónnent boobu ñun kii ko xamal ba tax gisatuñ dara ak keneen pour moom kooku mooy Sangi Njaay jaam la boo xam ne jaase wax na ko coow li bëri nit waaye amul kenn ku mën a wax li may wax mbir mi di coow defal lim def rek yaral ñim yar rek wala nga yar kenn ku mel ni kim yar nit ñi topp la loolu maa muskila léegi nag yónnent bi nga xam ne ñun moo tax képp kuñ topp Seydina Muhammad moo tax ñu topp la bàyyi xoolal ko nag ni siddiqi yahwi anbiya kulluhum yeraaka abadi kulli awfa wa alhama bàyyi mooy siddiqi si sa kër gi yahwi anbiya si la yónnent yi topp kulluhum ñoom ñëpp yeraaka dinaa la abal ñi ngay seen bàyyi awfa wa alhama léegi nag Seydina Muhammad mi nga xam ne ñun ñëpp koo wax ne yónnent bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam ndax yónnent bi dafa dee te bu fekkee dafa dee ndax ñun diine bi lay continuer wala day dee su fekkee mu ngi dund arakan moo koy wane boo gisee ki la woon yónnent bi baa ki nga jàppoon dem seeti yónnent bi ñun ñëpp yónnent bi lañ bëgg amul ku ñuy topp min asal ila abad ci islam te du Seydina Muhammad Seydina Muhammad boobu Sangi Njaay ñuy toog da ngay wax mu ne ki gën a baax ci adduna bi ak ki gën a bon ci adduna bi kan la ki gën a baax mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi fas yéene gas ko suul ko rey ko ndax ñun kon danañ def an baax kon doonuñ baax ki gën a bon muy iblis nit ñi dëkkal ko fi gëm na deew bu seytaan ak ñun iblis la ndax duñ ko baale ñaari ak kan moo koy leeral ndax nañ koy bàyyi nii sëriñ jaru xaccoo jaru xeer xoolal kii mën a defar nga topp ko sëriñ bu la mën a topp mënu laa woon yàlla ba ko yàlla moo gën sëriñ bi gën sa sëriñ ñëpp sëriñ ki koy wane nag moom moo gën moo leen koo mën a topp kooku mooy laaj kooku ñu ndokkalee daan yàlla di kontaan ci bis bi da wax ne sëriñ bi kontaan nañ Mamadou Moustapha ku baax a jaamu yàlla bu woyof ku baax woon ku jot dina dagg yi téem ñëw marché toog na ma Mouhamed ana jaamu yàlla yi ma jël sama téléphone woo kenn par kenn mu leen di dimbale ci marché bi bu ñëwee ci kër gi mu leen di dimbale kon ku baax la jaamu yàlla bu woyof la mënoon naa nekk mu xatal rek toog ñu koy fekk waaye day ñëw ci marché bi liggéey ba wàcc ñëw fekk mu foofu toog ci ginnaaw ñu woo nit ñi ñenn ñu ñëw def mu saake mu ñëwaat toog fii ci kër gi dimbale ak keneen ñu def loolu jaamu yàlla la bu baax la Maodo Moustapha ñu ngi lay gërëm ñu koy ndokkeel amuñ sa fay amuñ waaye nag ñu ngi daa gërëm jaamu yàlla yi nga xam ne tànn bi ko ko gis xam ne du loxo kenn du xelaat ak kenn du doole kenn doole mbooloo mi yëpp la kon nag képp koo xam ne yaa ngi si jamaa bi ñu ngi lay woowaat nga jegewaat jamaa bi ñu gën a liggéeyaat liggéeyuñu kër pour Moustapha bu doon Moustapha duñ liggéey dañuy dem rek doxi waaye ki ñuy liggéey mooy maanaam sax Babacar Ndiaye te ñun moom lañ gëm ku ko gëm nag gëm nañu ko kon bi nga wooyee ñëwal ci jamaa bi ñu ngi gërëm nag Ngoone Sakho ku baax ku woyof ku laabiir waaye ku mën a topp loo taalibe loolu moom ñu ngi koy wax waaye ñi koy wax ñoo ñu ko gën a xam Ngoone Sakho ku baax la toujours mu ñëw leen nekk moom tax man maa waroon a def place am waaye moom toujours mu ngi déplacé wu ñëw suba teel mu ñëw seeti ma yenn saa yi mu ngoon day am soxla mais day wiiri ba fu ma nekk mu gis ma rek loolu ak taalibe ak bëgg taalibe moo tax Ngoone ñu may gërëm ñu leen sant waaye bu loolu weesoo nag li ñu war a wax mooy dugg ci pare yi bu loolu weesoo ñu dugg ci pare yi ak marraine bi marraine bi moom dañ ci ñëw waaye marraine bi la ñuy wax muy sunu yaay Fama Adja Fama ñu ngi lay gërëm sunu yaay la sëriñ bi kër yi yaatu nañ taalibe yi bëri ni waaye ku ñu may jënd si kër ñëwoon ubbi sama kër ko wuti ba
ne ci kër wasifa siikar waxtaan dëkkee ko lu man ñaari at ñetti at mosoo dégg kër boobu borom baax kër boobu borom baax suñu yaay ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal gudd fan sëriñ loolu ñu mën a ñaanal kii ñaanal ñu jamaa bi taxaw na ko boot nañu te xattal nañu te ñun tam xam nañ ne xattal nañu waaye suñu yaay ñu ngi lay ñaanal gudd fan yàlla yàlla jox la dëgërlaay kàttan wërsëg bu fën njaboot gi ba sa xol seet gannaaw loolu nag ñu ngi ñëw ci Mamadou Faye ci pare bi Mamadou Faye moom ñëpp ñu ko gën a xam moo leen jamaa bi fii Dakar ak pour Dakar Europe Asie Afrique képp koo jàpp nga ci xadara sagar yaay xam nga Mamadou Faye xam nga liggéeyam xam nga xoyofam xam nga baaxam xam nga laabiram xam nga lépp jamaa asalam nag Mamadou Faye ku ko taxawu la sëriñ ngoon ku ne ñu ne moom ñooy bokk wasifa moo koy hubbi moo koy tëb ñun léeg-léeg ñu daw waaye du daw bis bu set moo koy hubbi moo koy tëb ba pare mu fiy def ñuy waxtaan dégg yi ñuy wax lu dee bëri bi ne Modou Faye rek muy moo koy wax ñu koy jël di ko mën a waxtaane kon Modou Faye ñu koy gërëm mu ngi boot moom tamit ku baax la ku xewet la ku laabiir ku mànd la ku bëri am kon bu gën a leçon Modou Faye dañuy nekkee ci pare bi di ko jox kàddoom ki nga xam ne moo koy jox kàddoom mooy doomu dem Mara nee nañ ñu xaaral ci kon ñu góor na ci waaw bu loolu weesoo ñu gërëm ñi nga xam ne ñi ñëpp ñoo ne fii waaye li ñuy wax rek mooy tey li xew mooy thème bi xam naa ne xama gars yi xam nañ ko wala xamuñ ko waaye dinaa wax ci loolu mooy ñaar lañ bëgg a waxtaane muy Cheikh Tidiane ak Baye Niass xam ngeen ne Cheikh Tidiane yi waaw kon nag nañ nga baax na foofu waaw ñu ngi woon waxtu la wala jërëjëf jërëjëf Ahmadou Diallo ndeysaan lii mooy wane ne sëriñ bi liggéey ba rafet na xam nga ñaari programme moo am léeg-léeg di nga jox nit micro di nga yar nit jox ko micro toog ci jotaay bi mu téye micro nga ne nit di ragal mu wax musiba wala mu wax lu am nga nit bi téye seen gémmiñ bala moo teg micro bi ndax xam nga ne xamagul lu tax di yor micro ba yow mi tax ñu jóg jël responsabilité bi tant que joxewu micro bi loolu koy wax xam nga loolu dayam ci mbooloo waaye koo xam ne li muy wax dem nga ba war a jeex moom bëggul ko jeexal bu ko ubbi beneen parenthèse xam nga ni kii yar nañ ko ba bu ñu ko doon waxtaan bi gàmm ngir woo kon loolu mooy jàngale ne àndoo ci yàlla nu day tekki kon gannaaw ki nga xam ne mooy Amadou Diallo waaw loolu yàgg naa ko wax moom kon nag président wax na ko yàgg naa koo wax yàgg naa koo wax yàgg naa koo wax waaw ay waaw loolu yàgg naa ko wax moom la moom ma seer di wax mu ne buñ nekkatee ci programme bi nii ku ci am looy def wala nuyoo sëriñ bi nga bàyyi bañ pare su ko defee nga door a ñëw ci loolu parce que loolu moo gën loolu moo gën loolu moo gën waaye nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax nañ ci bàyyi xel bu baax ndax perturbation bi tamit nit ñi dafa am lu leen tax a ñu mooy déglu ak teewlu lépp dal na mbir yëpp dal rek kenn ku ci nekk nga toog foofu fii moom même waroon na am sécurité bu taxaw fii moom fépp parewul nañu ko jéggal rek buñ paree na ku am ko loolu bëgg a def comme ziar nga def ko ala kulli haal kon ñu ngi jox ki nga xam ne mooy def discours français ñu koy Ahmadou Thioune Ahmadou Thioune bu fekkee jege na mën na yegg si mu def discours français incha allah su ko defee ñu dooroo dugg ci programme bi xam naa léegi timis jot xam naa du ñàkk buñ paree incha allah dina fekk timis jege bisimilah ah yow la waaw bala maa commencé discours français mu bëgg ñun ñëpp ñu wax ne suñu sëñ Mawlana Sang Barhaamu Njaay yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér. Sang Njaay yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér. Mawlana Sang Njaay jërëjëf yàlla na yàlla may gudd fan ak wér. Sang Njaay lu tax mu war fee yàgg parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na Ababacar Cheikh Tidiane tam am na Ababacar kan mooy Ababacaru Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane dafa ne yonent bi moo ma ne Ababacar yonent bi moo ma ne Ali Harazim wa huwa manzilati Abi Bakrin minni Ali Harazim ni Ababacar mel ci man noonu la mel ci yow Cheikh Tidiane
yonent bi su amee Ababacar Cheikh Tidiane am Ababacar Baye Niass fokk am Ababacar Baye Niass mooy suñu waa ji Sanga Ndiaye kon jaaga fi déwén alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue tous par la salutation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes ici présents pour magnifier la plus noble des créatures d'Allah, la manifestation de l'être du tout miséricordieux, le secret d'Allah, notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier a affirmé dans une sentence authentique, c'est-à-dire dans un hadith sahih, je cite, Majlisu salihu yukaffiru anil mu'mini alfi majlisin min majalisi su'i. Le prophète a dit qu'une assemblée de biens efface pour le croyant 2000 mauvaises assemblées auxquelles il avait participé. Mes chers frères, quelle assemblée est plus noble, quelle assemblée est plus auguste que celle dirigée par notre maître, notre guide, notre abreuvoir, Maulana Samba Barham Diagne. Il n'en existe pas dans cette terre. Ô habitants des HLM, remerciez Allah le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'un homme d'une dimension exceptionnelle, quelqu'un qui occupe un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est présent parmi nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, je cite, La taqumu sa'atu wa fil ardi insanun kamil. Le prophète a dit que le jour du jugement dernier n'arrivera pas tant qu'il y a sur la terre l'homme parfait. Et cet homme parfait, c'est insanun kamil, il est derrière moi. Il s'appelle Sanga Ndiaye. Notre maître Sanga Ndiaye détient des entendements profonds. Il détient de la gnose, c'est-à-dire de la marifa, qui émane directement, cette marifa provient directement de la présence de Cheikh Ibrahim Niass. Chers frères, nous sommes ici présents également pour parler de notre guide, de notre maître, du sceau des saints, Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu. Cheikh Ahmed Tidiane a dit dans Ifadatul Ahmadiyya, je cite, La yadkhulul jannata ahadun qabla ashabina illa ashabihi sallallahu alayhi wa sallam. Excepté les compagnons du prophète, personne ne devancera mes disciples au paradis. Cheikh Tidiane, mais malheureusement, beaucoup d'adeptes de la voie Tidiania ne connaissent que la dimension ésotérique de Cheikh Tidiane, mais ils ignorent totalement sa dimension exotérique. C'est pourquoi notre maître, Maulana Cheikh Ahmed Tidiane, Maulana Cheikh Ibrahim, a dit dans Jamiou, je cite, Ya man yuridu Tidiane, ay musafahatan fi bayti barhama tulfiha mukafahatan. Walam aqul fanadan wala mubalaghatan wa in aradta fasammiha muwajahatan. Bi maqbil Cheikh miskun ti musafahatan. Cheikh Ibrahim a dit, ô toi qui veux entrer en contact avec Cheikh Tidiane, dirige-toi vers moi. Ô toi qui veux entrer en contact avec Cheikh Tidiane, dirige-toi vers moi. Ne te dirige vers personne d'autre. Pourquoi? Parce que je suis le khalife de Cheikh Ahmed Tidiane. Je suis le dépositaire de son secret. Si tu as un doute à propos de cette affirmation, viens me demander ça en direct. Viens me demander ça en direct. Parce qu'il se trouve dans la main de Cheikh Tidiane une odeur qui est profitable à tout aspirant. Donc la question que je me pose est de savoir qui est réellement Maulana Cheikh Tidiane. À cette question, Maulana Cheikh Ibrahim a répondu. Je cite, فإن الشيخ مصدر ذات ربي وعين العين عين الأب العباسي. Cheikh Ibrahim a dit, Cheikh Ahmed Tidiane est la manifestation de l'être d'Allah. L'être de l'être est l'être de Cheikh Tidiane. Qui est Maulana Cheikh Tidiane? Cheikh Ibrahim a dit, هذا الشيخ ست المصطفى عين المصطفى ووارث ماخ كان من قبل ماخيا. Le cheikh, c'est le petit-fils du prophète. Il est l'être du prophète. Il est son héritier. Il fut le prophète même avant. Donc,
chers frères et sœurs en islam, je clôt mon discours en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une longue existence et une santé de fer à notre maître, à notre guide, Maulana Sango Barha Mondial. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, salam, Jibi. Macha allah mbokk yi bu ko defee incha allah ñu am tuuti pause balaa ñuy ñëwaat si li nga xamante moom mooy direct bi incha allah bu ñu jullee timis rek incha allah ñu am bett rek ànd ak yéen ba léegi rek.